ma bëgg nag sénégalais yi dégloo ñu xel lu xale yi di wax jox ñu nopp bu baax bi kàddu yu dëgg yooyu nga xam ne almartum yëkkati na ko ne saa bu mag fenee malaaka yi xëm ñu yëngal aras kon de bu ñu ñëwee fii ci suñu réew di réewum Sénégal mën nañoo wax ne malaaka yi moom ci coma lañu nekk duñu ximmali ko benn yoon ci xam budul dakk lañu nekk te nag aras saa su ne mi ngi yëngu fii ci Sénégal lu ko waral moo di dañuy dégg ay kilifa di wax yenn wax yoo xam ne mi ngi jëm ci dossier Ousmane Sonko yu méngoowul ak dëgg boo ko waxee nag ñi nga xam ne duñ la dégloo xel xol lañ leen yi dégloo dañuy wax ne dafa far wala day farfarloo waaye ma fas yéene nag lépp loo xam ne li may wax la bu amul ñu ne ma amul ndax nag dafa bëri ay wax yu dul dëgg yu baree bari yoo xam ni ngi koy yëkkati ci dossier bi te li ma ci gën a jaaxal nit da ciy wax ba géex wax ci lu doy waar ba ñëpp jaaxle buy jeexal nag ne c'est une affaire privée boo xam ne institution yu tënk réew mi yépp a yëngatu waaye nag du tee ñu indi ay leeral. Dakar Matin. ci convocation Ousmane Sonko da ngay dégg ay nit ñu ne way dafa dem war a wuyu ji justice loolu yoon mu war a wuyu ji justice mais nañu tàmbali wax dëgg gi moo di mbir mi ban ko yóbbee ci section de recherche bu gendarmerie ñooñu déglu ki indi plainte bi di Adji Sarr déglu patronam de Ndeye Khady Ndiaye déglu Aïssata Ba def confrontation yi ñoo xaatim convocation bëgg ko jébbal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko kuy wax dëgg rek te yàlla tax Ousmane Sonko ci tontu mu ne leen xam ngeen lan mooy texte ak loi wu réew mi ndax umpalewu leen ne député dafa am malaanu kirlaay boo xam ne dañ ko sàngee mooy immunité parlementaire te tant que jàppuñu ko ci flagrant délit wóorul leen wuy si boo leen lewee sama immunité parlementaire nag ma doog a leen wuyu waay ma wax ne waxkat yi takk rajo est-ce que député buñ ko jàppul ci flagrant délit war nañ ko mën a jox convocation rek mu dem wuy ji réew mi nag ay texte ak ay loi ñoo ko tënk texte ak loi yooyu mënuñu ko salfaañe saa su ne ba pare di bàkkee suñu bopp ne république lañ état de droit moo fi am looloo waral Ousmane Sonko delloo leen seen convocation ne leen dem leen lever sama immunité parlementaire kon ñi bind convocation bi dañoo xamul lan la texte yi wax wala procureur bi nga xam ne moo leen ko sant dafa xamul lan la texte yi wax muy laaj bu taxaw ñépp gis nañ ni ñu lever immunité parlementaire bi ndax moom wax ci assemblée nationale la sax perte sa temps la ndaxte ñoom ba ñuy lever immunité parlementaire bi ña ngay fecc ka way di sar xolle ndax kontaan ci la ñuy def te du na guléet ci assemblée nationale ndax dégg ngeen Serigne Mansour Sy Djamil ba muy nettali complot bi amoon ci ba ñuy tëj Khalifa Sall kilifa yi fa nekkoon yépp dañuy jàppee sax ne assemblée nationale amatu fi garderie d'adulte moo fa nekk ay mag yuy fo Sonko ne am na ay nit ñu ñëw ci moom di kilifa diine kilifa aada yu waxtaan ak moom mu def déclaration ñépp gis mu ne dinaa wuyu ji justice waay xanaa ñépp gis nañ ne Ousmane Sonko taal na cortège am di wuyu ji convocation buñ ko jox sa justice vidéo yi ñépp gis nañ ko préfet bi moo bloqué li nga xam ne moo di cortège am ci Stèle Mermoz ndekete loolu dafa am leneen lu ci laxasu parce que il faut mu leer Ousmane Sonko ba mu génnee ci Stèle Mermoz bi pour jël corniche bi romb Atepa jël corniche bi dem tribunal wuyu ji ci yoon bi dañoo teg ay nervi
pour ñooñu songu li nga xam ne moo di cortège am ñu yëgal ko mu ñëw ba ci stèle bi ne day tourner jël Cheikh Anta Diop ndax convocation la rek heure bu mu yeggee tribunal ci heure buñ ko jox moom dina jàkkaarloog ki yor dossier bi ndax nag lañu bëggoon mooy embuscade lañ ko bëggoon a kar parce que ñëpp gis nañ nervi yi nga xam ne nit ñi génne nañ ko ci xeexoo bi ay yet gis ngeen vidéo bi nga xam ne génne nañ ko ñëpp di ko gis mu bañ affrontement bi ne jaaratul corniche préfet bi ci boppam bloqué cortège am ci stelu Mermoz ñëpp di gis dañuy wax dëgg te yàlla tax ca booba nag dafa am lu xew ca tribunal mooy booba Mamadou Seck déglu na Ndeye Khady Ndiaye ba noppi ne day génn loxoom ci dossier bi ndax dossier bii daal ni mu ko gisee génn ci loxoom moo ko gënal maandu ci delloo ko procureur ndax procureur dafa sàkk woon ñu def mandat de dépôt ki nga xam ne moo di Ndeye Khady Ndiaye donte mi ngi yor liir boo xam ne 700 grammes la prématuré la yërmande fan la nekk foofu yërmande fan la nekk foofu liir boo xam ne dafa war a nekk ci kaw ndeyam ngir lan mën a dund Serigne Bassirou Gueye sàkku ci moom mu def ko mandat de dépôt Mamadou Seck ba mu ko dégloo ba pare yër dossier bi dem jébbal ko procureur na raxasu naa ci ba set dossier boobule nag ñu bañ gàcce ñi ne Ousmane Sonko mi ngi ci yoon bi te bu ñëwee gàcce lay doon kenn du ko mën a entendre wala amaana buñ ko entendre dañ koy bàyyi mu ñibbi këram ñu joxe ay instruction yu leer ne préfet bloquel li nga xam ne moo di cortège Ousmane Sonko foofule am nag temps boo xam ne dinañ xool nan la ñuy lijjantee mbir mi waaye ci wàllu cortège rek lay taxaw tuuti foofu président Macky Sall mënu ci joxe benn leçon bañ ko convoqué pour wàllu blanchiment d'argent cortège am sens interdit la jël bëgg a wut ndiiraan boo xam ne Sandaga la jaar wut ndiiraan bu ko topp ba commissariat central fii la ñu fekk préfet recevoir li nga xam ne mooy ay instruction pour ñu bloquer cortège Ousmane Sonko ca booba ay avocat Ousmane Sonko yëg mbir mi maître Clédor Ciré Ly maître Bamba Cissé ñaan ne ñoom ni ngi dem jëli ji seen client ba ñuy ñëw ba jël ci Ousmane Sonko mu wàcc ci otom pour dugg ci oto maître Clédor Ciré Ly la ñu woo préfet joxaat ko beneen décision beneen ordre ne ko léegi sax jaratul mu ñëw tribunal parce que am na yeneen chef d'inculpation yuñ tegu ci ndoddam mooy participation à manifestation interdite ak lan trouble à l'ordre public kon GIGN nan dal ci ay garde corps am jàpp ko yóbbu ko section de recherche garde à vue loolu la demee loolu bañ koy def ñoom xam nañ ne bu Ousmane Sonko ñëwee tribunal amaana bu ko Mamadou Seck dégloo mën na ko bàyyi mu dem yoonam doyen Samba Sall rangu dossier bi ba pexe amatul doyen Samba Sall dafa rangu dossier bi pour sauver l'image et la face de la justice ci camouflet bu ñu nar a am Ousmane Sonko dem ci section de recherche ñu téye ko fa mu nekk garde à vue. Dakar Matin. Similik Sala doyen Samba Sall yónni un mandat de comparution yokkaat ci un mandat d'amener ci ñaari waxtu mandat de comparution ak mandat d'amener yooyu yëpp benn amu ci ñu convoqué Ousmane Sonko justice waaye Ousmane Sonko dem na wuy ji justice lundi 4h du matin lañ ko génne fi nga xam ne moo nekk section de recherche 4h du matin lañ ko génne foofule bañ ko génnee foofu dafa jaaxle na ko waa lii teel na di ñu ne ko daal dañoo ragal moom manifestation booy car cortège bi kon dañuy jël lépp lu suñu matuwaay pour yóbbu la tribunal mu ne leen ay ca jóg julli ñaari rakkam sol yéreem parce que fii nag réew mi lu fa xew dinañ laajte ñi nga xam ne ñoom la concerné la fa xew teg cortège bu mucc ayib char moo jiitu ci kanam 4 oto topp ci oto bu mu nekk topp ci yeneen 4 oto topp ci ñu tegaat beneen char ci ginnaaw 5h du matin lañ ko yóbbu tribunal
ak ay char de combat fofu la tok ba 9h45 mu jàkkaarloog doyen des juges Samba Sall waaw kuy wax ne dafa war a wuy justice ku placé sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko ay naxasa kandak ñoko def wala du justice moko placé sous contrôle judiciaire doyen Samba Sall moko placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de parler du dossier mu tere ko acteur yépp waye amna ci peut-être ño xamné amna ñu pouvoir bu ñeneen ñamul te fofu sax dafa am jurisprudence Sonko légui parce que mandat d'amener buñ ko défé nit bo laajé juriste yi dana koku bu ñëwé mandat de dépôt mo ci téggu waye lañ waxon doyen Samba Sall moy bu ñëwé dal na nga fexé ba génn ko pour mu am dal ci réew mi motax mu placer ko sous contrôle judiciaire benen mbir mi dañuy wax né il faut faire confiance à la justice way citoyen buy dox ci réew xam nga né justice moy pilier fondamental bo xamné kenn ñaanul yalla mu daan waye tay ji ban sénégalais nga mëna japp nako amal confiance ci justice sénégalaise magistrat yi ñoy joy sax sen ñakup indépendance colloque buñu def joytu ko fa ban gage lañu magistrat yi jox dossier yu ndaw ndawaan yo xamné tekkul dara dama lay wax fi ne dossier bi nga xamné procès bu amone ci Cheikh Omar Anne man na la wax ne amat ci magistrat ba ko juger xam nañ ci lu bare lirul sax la nek ci livre ba mëna juger lolu wërna ma kon dañuy def lu leen neex sur des ordres rawatina nak homme politique yi fi xew bari na ana dossier Karim Wade ana dossier Khalifa Sall dossier politique bu concerner un adversaire du régime kasso ngay jëm parce que ñi koy atté ñep ordre lañuy jot bu joggé ci pouvoir exécutif bi mu leer nañ salfaña texte yi nga xamné ak loi yi nga xamné mo nekk ci réew mi té ñu xam ko du dara ci ñom preuve amna barki Dembo Ndiaye conseil constitutionnel dafa violer loi bi ba mi rejeter recours bu député yi defoon contre la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko conseil constitutionnel dañ leen di les 7 sages ñooñu décret la leen nommé 6 ans waye bu ñuy délibérer dañoo wara nek juroom ñaar wala mo am kenn ko xamne daf ci am empêchement temporaire manam lu dul yag waye ci biir conseil constitutionnel bob ba légui amna kenn ko xamne genn na aduna yalla nako yalla xare aljanna madame Bousso Diaw Fall kon 6 lañ au lieu de 7 ndax koku du empêchement temporaire dafa genn adina 6 lañ au lieu de 7 sur cette base lañu délibérer lolu du irrégularité ñepp xam ko na pat bu nekké nak ca conseil constitutionnel lañ mëna salfañé yoon waxatuma la ak fi ci tribunal ñaata homme politique lañ fi emprisonné activiste homme politique yo xamné mënu ñu ko tek fenn to xolé tay timit ba tay ji ñi wax ñi ci ëpp waxatuñ waxu viol légui ñi ngi wax né Ousmane Sonko dafa bëggon créer une situation insurrectionnelle loolu lañ wax pour renverser le pouvoir di gëmlo ay forces occultes ay forces obscures dara amu ci lutax japp ñu ben force obscure wala force occulte ñi ngi ni ñi japp ci biir kasso bi yépp ñun ñepp leen xam dara amu ci waxi boy pour de la way daanu ci salet ken dofu fi lima leen di wax rek ko leen jappé dof mi ngi wër gërab yu mu leen fajé té yeen nak pour fajj leen mom ndëpp doyul dara doyul ñi wax né dem na ci sax ba ñuy dégg ministre de la justice mu ne c'est Ousmane Sonko qui est responsable des morts ay nitam ñoo ray nit ñoon te moy ministre de la justice mo jox ay ordre Serigne Bassirou Gueye waye koku est-ce que mën nañu wolu xétu justice bu mel nonu ci renverser pouvoir wax fa deug neex yalla deug rek neex yalla Ousmane Sonko ba mu génné lundi ci ngone sa def na conférence de presse lam wax ndaw ñi ñepp dégg nañ ko ku ko déggul déglul mi ngi ni li la len wax nañu déglante bu baaxa baax parce que lo gis rek tay ak dal daf ci baax
benn bu kenn dem pale génne Macky Sall ne day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan bi yëpp jóg tàccu ñu préparer suñu élection anticipée ñi war a dem jàmmarlu waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandaam jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce. gis offensive médiatique bi nga xam ne quand Macky Sall ñi ngi koy def quand du pouvoir foog ne mbir yi defante la xeex nga dem ba ci gis Benno Bokk Yaakaar di wax seen i militant nañ jóg taxaw bu manifestation amateeg waaye Sénégal xanaa moo amul force régalienne force de défense et de sécurité xanaa nekkatuñ ci état wala nekkuñ ci république loolu buñ koy sumb di ko wax lan lañ ci jublu xeexoo tojante bopp suñu biir ak yenn manipulation ethnique yi nga xam ne ñu ngi koy dugal suñu biir ndaxte ku seetaan vidéo maire séeréer boobu di wax ne yéen a ngi créé groupe WhatsApp di wax ne ñun séeréer yi nañ jóg défendre Adji Sarr contre les Joola te ñu xam lan moo boole Joola ak séeréer ak yeneen yoo xam ne bëgguñu koo wax kon réew mi am na luñ fi bëgg a costal pour lan créer une situation boo xam ne da ngay taxaw na man rek maa mën a yor réew mi loolu nag duñ ko may kenn ñëpp gis nañ ne logique de confrontation le pouvoir Macky Sall bëgg a indi dina ci wéet fitna gi mu bëgg a taal ci réew mi dina ci wéet te sénégalais yi dinañ ci am fulla ak fayda waaye jàngat biñ ciy def moo di ormaalun suñu sëriñ si sëñ Muntaxa Mbàkke suñu maam ju baax jooju wax na ba sonn yëkkati na alalam def ko ci réew mi ba sonn ak ñeneen ñi ci doon dox tànk jàmm ba réew mi nekk nii ci jàmm kon li may jàpp gis ko moo di ormaalun suñ kilifa diine yooyu joxuñu leen cër ndax ku leen joxoon cër duñ dem di dégg yenn kàddu yoo xam ne fitna lay indiwaat ci réew mi ñu koy yëkkati waaye nag dafa mel ni Idrissa Seck yey nañu ci président Macky Sall ndaxte am na lu mu waxoon ci diggante Macky Sall ak Touba Macky Sall ak Tivaouane loolu la ñuy jeexale di leen ko dégtal di leen sant di leen gërëm di leen dig dajee seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha allah. Dakar Matin. waxoon naa ni Macky Sall mënul waxoon naa ni itam waxam wérul wax na waxeet waxati waxeet mais lii mu ci dolli nag moo gën a yéeme mooy réew mi ngeen ko dénk dégluwu leen ci yéen dégluwu ci Touba dégluwu ci Tivaouane daa dem jébbalu ci ay force yu nekk bitim réew ñu koy sant muy def te nañ dox tuuti ci kanam di ngeen gis li ma wax